internetu Dakaractu ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam ñu ngi leen doon wax benn xale pël bu tudd Abou Ba boo xam ne nii dañ ko faat ci condition yu doy waar. Dakaractu Mbour dafa doxantu ba ci commune Sindia présentement nag ñu ngi fii nga xamante ne foofu mooy dëkku xale boobee di Abou Ba muy Medina Bandia gis ngeen dëkk bi nu mu demee ñetti amoo la Bandia Pël 2 moom ngay njëkk a jot Medina Bandia séeréer mu ngi nii si ginnaaw mu nekk nag ay amoo yoo xamante ni lépp fi la xewee ndax faat bi dafa nekk ñoom ñi nga xamante ne ay xale seen biir ñu xamante maanaam soo déggee ma waxee noonu ñi ñu jotaguma jàpp kenn ki mu ngi ci dëkk fi nga xamante ne ni moom mooy ci Medina Bandia séeréer mu ngi motul sax 1 kilomètre ñu ngi koy seen nii mu tudd Aziz Sow keneen ki nga xam ne tamit téye nañ ko ci mu ngi fii booy dugg image yi dina ko wone muy Bandia Pël 2 donc mu mel ni ñoom seen i biir ay xale ñoom ñoo def li nga xamante ne nii moom mooy affaire banditisme ba mu yëg si fii loolee nag dafa naqari waa dëkk bi Dakaractu Mbour doxantu ñëw ci dëj bi pour jox kàddu gi seen i parents jox ko waa dëkk bi ñu gën ñu wax histoire bi nu mu demee ak lan mooy seen i ñaxtu par rapport ak banditisme bi nga xam ne nee nañ nemmeeku nañ ko fii kon ñu dugg ci biir kër gi xool. waaw yow nan nga tudd. Omar Ba. Omar yow yaay papay Abou. waaw. affaire bi yow noo ko dundee nan la demee. affaire bi de moom ni ma ko gisee la ko ñëpp a gisee lu yàlla indi la defu nu ko yàlla moo ko def kon nun daal jàmm rek la nu bëgg jàmm moo fi nekkoon jàmm la nu bëgg lii nag yàlla moo ko indi ndogal moo yàlla indi ko du nun ñëpp du li nu bëggoon ginnaaw bëgg nu ko woon te sunu borom moo koy def bu ko defee tam nanu ko nangu waaw nanu ko nangoo ni ko yàlla defee yàlla moo ko def léegi li ma bëgg daal gone yi nañu dal rek ñoom ñëpp nañu dal loolu lanu bëgg tey te moom fi nekkoon te moom lanu bëgg. góor gi li gën a doy waar ci mbir bi moom mooy dañoo seetlu ne li xew yëpp ci diggante ay mbokk la xew ay dëkk yoo xam ne soreewul dara loolu lu tax loolu. loolu de yàlla moo ko xam dëkk yi li ñu fi nekk lépp sunuy goni la xamal waaye ñu nekk ci àll ba de manuma xam seen parce que man naa fi daje xale te duma ko xam waaw loolu daal laa ci xam léegi nag affaire bi am na ba pare te mënuñu ci dara yàlla moo ci mun dara. yaay booy yow nan nga tudd. man Oulimata Sow. Oulimata Sow. waaw maman Oulimata yow yaa jur Abou. waaw maa ko jur. affaire bi yow nan nga ko dundee. naqari na ma lool wax dëgg ndax Abou moo nekkoon sama gannaaw moo nekkoon sama xanam ndax man mënatuma dara kamatuma dara kër gi moo ko yore woon naqari nañu lool bi ci xanamu yàlla wax dëgg ndax moo taxaw woon kër gi moo doon dem di indi di wax di jëf gannaaw jële nañ ko fi man loolu xamatuma ci dara wax dëgg yàlla naqari na ma jour boobu noonu mbir mi xew gise nga ak Abou moom si boppam. déedéet gisuma ko keroog suuru keroog teguma ko but keroog talaata julli naa suba ba pare sama yaram bi dafa bañ ma tiddaat dégg naa riiru jakarta bii di waaye teguma ko but kaw ma yére yi mu sol lan la kaw ma bulo la kaw ma werta la wax dëgg keroog moom teguma ko but gis naa ko teg but daal altine ci ngoon daal gis naa ko wax dëgg waaye talaata moom gisuma ko. yow ak moom ci lu lan ngeen mujjee wax ba nga gisee Abou ci lan ngeen jot a mujjee wax. Abou wax dëgg waxuñu dara lu dul liggéey bi mu doon liggéey lu fii liggéey bi mu bëggoon liggéey fii ci kër gi ne ma ndax rootal nga ma ndox ma ne rootal naa la ndox mu bëgg roos muulam yi waxuñu benn wax loolu moom a naqari ci Abou awma ci moom benn wax. dégg naa jàmbaar la woon ku bëggoon kër gi la ku bëggoon ay waajuram. waaw loolu moom am na
loolu moom am na loolu moom am na. moom am na soxna. am na soxna. am na ay bant. benn doom la ko yàlla may. tur bi nan la. Mamadou Ba. Mamadou yow lan nga ci Abou. rakk frère am la. jeune frère am ah. jeune frère am. ok alors yéen nan ngeen dundee mbir mi Mamadou. bon métti rek parce que Abou man mën naa ne université laa jógee samedi laa fi ñibbisi dimanche lundi mardi la am bon fii lañ toog ay côté 14h kii 15h 16h ci lañ ñu woo ne am na Abou dafa am ñu mu jotee ci àll bi ci association des malfaiteurs mooy ay gars yu doon sàcc ay béy foofu noonu mu joteeg ñoom fii nag suñu zone bi dafa indice ndax ñun sàccal nañ fi lu ne ndax la fois passée sàccal nañ fi ay nag yu bëri bu ñu sañoon nag à travers la presse yoon def liggéeyam comme ni nga ko waree présumé yi am na ñu ci jàpp mais am na ñoo xamante ni jàpp tegaguñ leen loxo ba léegi kon loolu mu ngi ci loxoy yoon te yoon na ci def liggéeyam te ñun fi ñu intercalé wu dafa nekk ñun dafa ñu nekk ci ñun loo xam ne dafa metti ndax ñun yoratuñ dara te ñuy sàccal buñ jéenee ñu agressé ñu mën naa ne dara sax yoratuñ ko yenn heure yi sañatoo ko génn ndax am na la fois passée benn grand lañ fi gor ci yoon bi mu wàccee liggéey moom moo ngi fii ci kër gi matul sax presque 3 semaines lii toppaat ci agression yi nag bëri na lii bu ci yoon jógul fi mu mujjee du baax. alors mbir mi aussi dafa am benn particularité muy dañu seetlu ne ci ñetti amoo yi ci la lépp xewee déjà ñi ñu jot a jàpp ki faat Aziz mu ngi dëkk Bandia séeréer keneen ki mu ngi Bandia pël de gi mu mel ni daal yéen di neen la seen biir qu'est-ce qui explique phénomène boobu. phénomène boobu dafa nekk ñun dañoo nekk dëkk boo xamante ne dëkk bu spécial la fii nii mën nañ ne ñun amuñu ak ñoom relation ndax presque mën naa def dañoo mënuñoo ànd quoi ndax bokkuñu ay bëgg-bëgg man mii di wax ak yow étudiant la bon ñoom li ñuy dund ñun dunduñu ko te ci loolu mën naa ne ci loolu lañu kii sikkee ba léegi ñun liggéey lañu xam jaamu yàlla ah ñoom tamit topp nañ ñu instant yi moom ñun moom sës nañ wax dëgg yàlla ndax ku dem ba réyal sa mag xam nga ne metti na vraiment. léegi est-ce que jàppoo ne yéen tey comme ni nga ko waxee sës le mot sës est-ce que bu ci nguur gi jógul mënul jur leneen rébellion par exemple. bien sûr loolu mën na fi am ndax instant yi nii les coupables instant yi bu ñu leen tëjul ah moom mën nañ passer à la vitesse supérieure ndax xam nga neexul yow ku rey sa mag nga génn tey dajeek moom leneen mën na xew mën na la rey wala nga rey ko bu ñu sañoon daal ñu appliquer à la règle comme ni ko loi bi santaane voilà les coupables ñu sanctionner leen durement ndax mën naa ne instant yi xool yëpp jóg. Amath Ba. Amath Ba dafa am loo bëggoon sànni. waaw dafa am lu ma bëggoon sànni ci mbir mi ndax keroog bi mu feree kii nga xam ne mooy Udiwar moo ko jur magam ju jigéen jee mooy sama soxna moom la ko jox fii mu dem boot ko mu yóbbu ko Walalaan fala nekk ak moom ba ci at yii la ñibbisi fala amee dabar fala amee lépp daana ñii lépp xam nañ dafay door a ñëw ba mu ñëwee taxul mu bàyyi ma maalem li muy dépassé ñii moom la may dépassé sama nag bu dee benn jël na ko indi fii mu tekk man yeneen ñii aw ma benn doom bu góor bu dul moom baayam bi ak yaayam ñoo ma ko maye woon te nanguwuñu ko it niñ ma ko mayee woon tey lañ ma ko yéen mayee noonu ah mu ngi tolloog néeg man
li ma ci war a wax li ma ci mën a wax mënu ma ko wax ndax fi ma yegg sama baay dee na sama yaay dee na samay mag dee nañu lii musuma fi yegg ndax mooy sama doom comme mooy sama doom ah bu demee dana mit li ma am fii tey lu néew ak bari moo ngi ci loxo moom mii nii moom it dem bay ko fii nan laay def ak moom li mu fi bay lu may def ak moom bu dee benn nag moo ngi fi bu dee ñaari nag moo ngi fi bu dee li ma doon jox ma lekk may naan toog ba yàgg dem seete ma loolu yëpp yàlla dindi na ko tey te gisuma keneen kan moo ko war a remplacer ku koy remplacer laa gisut nan laay def man nan laay def laaj naa leen ko yéen ñëpp nu may def alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin lii de laa doon wax. voilà gis ngeen xale bu ndaw bi moom la Abou Baye doomu Aboo ngi nii kii la Baye donc moom la maire bi doon wax sànq benn doom la am ak benn soxna soxna si nag xaw ma ndax dinañ ko mën a gis parce que mu ngi ci ay douleurs yu méttee métti xam ngeen ne jigéen ñi yenn saa yi su li amee duñ ko gaaw a digérer donc doom jaa ngi nii moom la ñu yor nii xale bi nu mu tudd moom. Kosoba ngi nii moom mooy doomu Abou Ba te ñu faat ko malfaiteurs yi faat ko ci mardi bi passé. alors Thierno yow ci jeune dëkk bi nga bokk yu actif sax mais maa ngi ko doon laaj góor gi sànq laaj naa ko tamit Mamadou recrudescence violence bi te violence bi fii dafa particulière muy yéen seen biir presque si yéen la xewee mën nga ñu wax tuuti lan moo jur loolu. asalaamaaleykum naa bi ma leen di sant leen bu baax. wal ci kaw. affaire bi daal moom daay yéen a toog moom macha allah am nañ nakar bu métti si suñ biir dëkk bi bu métti ndax violence boo xam ne moom tegul fenn jooytu nañ ko fu ne te mënuñ ko fajal suñu bopp te nguur gi rek moo ñu mën a jàppale ñu fajal ñu ko jooytu nañ ko fu ne sàcc yi sonal nañu trop ñàkk sécurité bi ci dëkk bi daa jéggi dayo trop maa ngi ñaan nguur gi ñu jàppale ñu ci ñàkk sécurité bi ci dëkk bi ak yoo xam ne muy xew ci dëkk bi yoo xam ne teguwul fenn ak dëkkandoo yoo xam ne moom mooy loolu daal Aliou Ba. métti na mais bëgg ngeen daal service de sécurité yi taxaw ci li nga xam ne moom mooy maanaam aar leen daal defal leen aar leen ah. waaw loolu daal bëgg nañ ko fi trop ci dëkk bi ndax ñàkk sécurité bi ci dëkk bi daa ëpp. waaw loolu daal bëgg nañ fi trop ñuy jàppale ñu ci sécurité bi waaw. kii sa wax na am na kuñ fi faat. am na kuñ fi gor keroog rek. waaw am na kuñ fi gor ci lu yàggul dara ci liggéeyam mu daa liggéey ba wàcc rek benn xale dajeeg moom góor ko ci loxo daw loolu tamit métti na trop tamit guddi gi sàcc yi dañuy taxawal suñu ginnaaw kër yi di mandek tuxu def lépp te loolu tamit ñàkk sécurité bi rek moo ko waral te xam nañ suñu defee loolu dara du leen ci fekk moo tax bëggoon nañ daal ku ñu jàppale ci loolu bu baax a baax. fii dafa am baar. non Sindia daal moo am baar. waaw Sindia moo am baar waaye fii moom amul baar. ok Moussa Ba laa tudd. Moussa Ba waaw man Abou maa ngi moom ñoo bokk baay mais nekk na koo xamante ni ku jàmbaar la woon ku nangu woon a liggéey te amuñu woon yaakaar ku dul moom jël nañ ko ci sunuy loxo mais Abou nekk na koo xamante nit ku góorgóorlu la woon ci ay waajuram nit ku fonkoon ay rakkam mais ñun suñ zone bi dafa nekk zone bu doy waar ndax fii ay nag chaque jour ñu sàccal na ay nag daaw sàccal nañ fi ay béy 22 béy ren jii jëlalaan na fi ay nag juróom-ñaari nag yu teg at mu jot ñu jëlal na ay ju topp suñu alal mënatul fay yar dara luñ fi yor ñu ñëw jël ko buñ génnee ñu agressé nu cornu def na lu beneen affaire loolu bëgg nañ nguur gi taxaw ci ndax lii buñ ko arrêté wul mën naa juru leneen ndax nit boo koy jëlal alalam nga del si di ko rayal ak njabootam bu yàggee guerre lay doon te guerre baaxul ci réew te loolu nag état moo ci war a dox
ñoo ngi ñaan nguur gi mi nga xamante ni moom moo fi nekk ñun ñëpp moo na yilif na ci def devoiram mu arrêté ñi nga xamante ni ñooy ñaawteef yi li ñuy def yi ñi fi def ay ñaawteef bu dul loolu population bi dañuy mujj fii pour defal ñawal fajal seen bopp te loolu c'est pas normal day nekk violence te violence du baaxul ci réew waaw merci maa ngi leen di sant man Ousmane Ba laa tudd Ousmane Ba. yow xaritu Abou nga. waaw xaritu Abou laa sama doomu nday la romboon nañ sax xarit parce que bu dul woon déeg yi am na yeneen projet yoo xamante ni sumboon nañ ko waaye nag kullu nafsin zaa'iqatul mawt maanaam comme que dee lañ njëkk a bind moom soo ko bind dund te lu ne dañ ko programmé woon ndaxte lii mu def nii xaw ma kan la bett mais képp ku ko xam bettu ko waaw man fu ne ànd nañ fa stade dag lu ne stade moo gën a risqué man damay yor ay équipe di leen ñaanal ba photo bi mu def profil WhatsApp Jaraaf ak Cotonou Sport bu fële la woon Thiès jour boobu noonu laa gëj a gis ba tey jouru mat si boobu noonu amul fu ñu àndul du Mbuur du Sindia du Thiès du dara même fayu bu Thiès moom moo tax ma ñaanal leen jes gii nii moom moo tax ma ñaanal leen nit koo xamante ni mënul woon yàgg fii te def ma doon wax naan ma sàcc yi bis bu ma leen gisee dinañ ma rey mbaa ma rey leen parce que dëkk bii nii moom mënatuñu yor dara au nom de quoi où est l'état namay laaj ana état ana yoon boo yoree ay béy ñu sàcc ko boo yoree ay nag ñu sàcc ko ah te ñi lay sàcc xam nga leen chaque jour nga gis leen soo indee preuve ñun la lii du preuve faaw nga jàppal ñu nit ki mais kañ la ñuy arrêté lii on est dans quel pays fan lañ nekk laa bëgg a xam man fan parce que ñii buñ ne ay julli lañ man dina ma xaw a jaaxal parce que ñii boo gisee lu tax ñu yab leen mooy dëkk yi leen wër ñoom ni ñu mel ñii meluñu noonu ñii dañoo toxu ñëw fi surtout moom góor gee doon wax sànq moom moo ko yar moom moo ma yar man mi sama papa bu ndaw la Abou dañoo bokk ci côté yëpp te fii boo fi nekkee boo bonul comme ñoom doo fi yàgg comme que moom xamul loolu fii li ñu xam mooy lan ay choré ay sàcc ay mandi ay jël alal jàmbur mais xoola xale bu ndaw boo xam te mu ngi soog a dugg buntu àdduna nga rey ko di ko ndamoo ah waxuma sax man dee gi moom parce que même buñ ko reyul woon day dee mënul woon romb talaata boobu man nangu naa mais dama bëgg ñu régler ko mu yem fii pour benn yoon ñu état def liggéeyam moom leader la dafa war a dem tey jii fajal leen son problème barki Cheikhou Tidiane moom dafa war a faj problème bii nii lii waratu fi am parce que moom même bu ñu rayoon tey téeméeri nit it moom dem na ba pare mais boo gisee ñuy wax futur moo tax ñuy wax. Mamadou Ka. Mamadou yow yaay ilimaanu dëkk bi. waaw looy wax ci mbir mi. waaw mbir mi de xanaa dama ci wax rek mooy jël lépp delloo ci loxo yàlla ndax yàlla moo bind dund bind dee lu ci nekk nag dina am sabab sababu dund mooy yàlla jaarale doom ci ñaari waajur sababu dee mooy jël bakkan ci ni soobe borom bi subhanahu wa taala loolu daal moom lay ci xalaat bi ci topp nag may masaw njaboot gi waajur yi ñi ko jur ak ñi ko yaroon ak njaboot gi mu jaboot mu rakk ak ñëpp di leen dénk nag nañu ànd ak muñ ak dal mu ngi ci loxo yoon mu ngi def liggéeyam li ci war te wa ci li ci war lépp dina ko def keroog ba mu xewee ki nga xamante ni moo yilif département de Mbour yëpp ñëw na fi keroog ñu ngi ciy def liggéey bu mucc ayib te xam naa lépp dina sotti incha allah nañu ànd ak njaboot gi ak dal ak muñ loolu rek laa leen di ñaan ñu ñaanal seen doom. ñu ngi ak chef de village noo tudd yow. Amadou Ka. Amadou Ka Amadou dégg nga luñ fi wax sa dëkk bi dafa mel ni banditisme dafay am te banditisme bi li ci gën a doy waar yéen i neen la yéen ñëpp a xamante waaw lu tax yéen yow en tant que chef de village ndax yow jóg nga wax ci ñi ngi ci war a waxal muy commandant muy sous-préfet wala da ngaa tële. wala da ngeen di raggante ndigg da ngeen di nëb ku nekk da ngay nëbbal sa doom wala lan moo tax yéen ngeen xamante ba pare di ay mbokk di rayante. déet kam nga noonu sunu kër amul loolu noonu wax naa ñoo sous-préfet wax naa ñoo ko gouverneur wax naa ñoo ñoom yëpp dégg nga waaye faji ñoo ko ab di no wax da nga jàpp sàcc mënoo ko jàpp boo ko jàppee rek mu rey la wala nga rey ko bis boo jàppee sàcc mu rey la wala nga rey
waaye nit boo dëkkee moom bu sàccee sa alal xam nga kii moo sàccaa sa alal waaye mënoo si ñoom dara boo demee buur mën a jàppal lu leer lu si tegu ñun sunu jur jeex na amatuñu dara ginaar sax ñu ñematuñu ko yar fii si kër gi lu ñu yar fii ñu sàccaak dégg nga lu ñu yor fii ñu sàccaak bëgg nañ gouvernement bi dimbali ñu ci loolu nañu dimbali sunu jur jeex na ñun léegi dinu ngoy moon rek kam na ngeen wax mu ñematuñu sax yëngu bu yëngee ñu góor na bu yëngee ñu sàcc sunu alal amatuñu dara dégg nga kër gi du nelaw guddi sax waxtu sax pour ragal boo ragalee sàcc ñëw boo génnee mu fekk mu ngi tàggat sa buut ne mun na la gor jaasi rey la dow dem nooy def loolu daal mooy sunu problème sunu problème daal sonn nañu lool naan nu si dimbali. jërë ngeen jëf mbokki internetu Dakaractu Dakaractu Mbour la woon fii ci Médina Bandia gis ngeen situation bi nu mu demee mbir mu triste xale boo xam ne 87 la juddu bàyyi benn soxna ak doom gis ngeen xale baa ngi nii ma téye ñu faat la ci anam yoo xamante ne nii wax dëgg yàlla anam yoo jaarul yoon la te kenn faatula kudul ñoo xamante ne ay dëkkandoo la donc mu mel ni violence bi ñu wax ci Sénégal am na mais bi am fii ci Médina Bandia nag dafa particulière ndax ay nit la yoo xamante ne ñoom ñoo dëkk ba pare ay violence di fi am ba ay reyante di fi am ñoomi seen biir loolu yaakaar naa ne aussi comme ni ko chef de village waxee ak ñu ko ñu bëri waxee li nga xamante ne moom mooy les autorités sénégalaises war nañu vraiment impliqué wu ci gox bi pour arrêter li nga xamante ne moom mooy vol de bétail bi fii am ba muy indi li nga xamante ne ni moom mooy ay faat bakkan ndax xale bi ma yore nii wax dëgg yàlla bu màggee ñu wax ko lii dina nekk góomu xolam donc je pense que il est temps que les autorités viennent du côté de Médina Bandia ci àll yi di wàcc si àll yi di xool vraiment situation dëkk yi nga xamante ne nii yu mel ni la te nag suñu dul noonu di fa am merci.